ministère de la Santé et de l'Action sociale. jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futurs Médias dalee na jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi ponk yi ca gën a fës ki ñu dénk wàllu fàggu gi ca ministère de la santé mi ngi leeral nag ci xibaar boobee di biral nag ni dafa am ñett ñu ñàkk seen bakkan rek gannaaw ba ñu leen ñàkkee ngir ñu fegu ci mbas mi docteur Mamadou Ndiaye nag tey la ko xamle ci bi muy nag fësal tolluwaayu mbas mi ci réew mi nee na nag loolee dara amu ci di ngeen dégg ay kàddoom ci biir xibaar yi. hôpital régional bu Kolda nag ma ngay jooy liggéeykat ya tamit fëgg nañu seen gémmiñ yu xuuli ko waral bokk na ci ñàkkub gynécologue cardiologue waxaale wuñu ko jumtukaay ya naka noonu scanner ba panne na ñu ne nag fi mu ne jaadu nañu gestuwaat ba web kër docteur ndax centre de dialyse fa nekk sax tur ba dong fa nekk waaye du benn liggéey bu ñu fay def. dinañ wax ci leneen ci biir xibaar yi muy nag yorinu mbalit mi ñu taxaw nag ci Sénégal di mbébét bi mooy fexe rek ba sampab kër goo xamante ne dafa yëngu neenu ci yorin woowee waaye dafa am lu ko jiitu lu ci mel ni nag waxtaan waaye tamit yoonal lu bare bari député bii nag di yëngut ci wàllu nettoiement ci wàllu mbalit di yóbbu si moom mi ngi wax ni jaaduwul wala boog waruñoo sax xalaat kër googu bis bu ñu ko sampee ñu koy jël di ko jox nag ñu fekk baax ca bitim réew gannaaw nag loolu it rafetlu na liggéey bi nga xamante ne waa UCG ñu ngi koy amal wàllug caada dinañ ci daal di sëgg nag niki tey jii mu bokk na ci ab téere bu yees téere boobu nga xamante ne duppee nañu ko kon jooyi jigéen di ay kàddu yoo xamante ne kon jib na liñ ci xamle nag moo di ne kii di soxna Sidi Ndeye Ndiaye Ndoye moom nag moo daal di bind kon ba bépp téere ay jaar-jaar yu bari nag mu ko ci xamle bokk na ci jaar-jaaram moom ci jëmi boppam muy nag jikko yi nga xamante ne maamam bu jigéen daan na ko def ca moom loolu yëpp ñu ngi koy fàttali ci téere bi mbokk yi ponk yaa ngi ni daañu ci toftal xëccu njëkk yu yéene kaay muy ponk yi gën a fës bu ngeen taaxirloo tuuti ñu faram fàcce xibaar yi. ci xibaaru digg bëccëg bi ni ñu ko waxee woon nag ci ndoxteel li directeur bi ñu dénk wàllug fegu gi ca ministère de la santé mi ngi leeral ci xibaar yooyu nag doon biral ni dafa am ñetti doomu aadama yu ñàkk seen bakkan gannaaw bu ñu leen ñàkkee nag ci mbas mi moom nag la mu wax daal moo di ne dara amu ca loolu nag tey jii la ko xamle rek ci bi ñuy fësal tolluwaayu mbas mi ci réew ma Sénégal docteur Mamadou Ndiaye ñu teewlu ko. ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi leen di xamal tamit. bi ñu tàmbalee ñàkku ba léegi amul kenn ku génn àdduna fekk ci ñàkku bi la ko jëlee yaa xam ne ñàkku Sinopharm bi wala ñàkku AstraZeneca ñun nag ñu ngi ciy sant yàlla di ci dolli sant yàlla bu baax a baax vaccin amul kenn ki nga xam ne jóge na génn na ci àdduna fekk ci vaccin bi la ko jëlee. ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi ñaax askan wi ñu gën a sàmmonte ak digle yi. surtout ñi nga xam ne ñoom la ñu jagleel ñàkk yi nañu wéy di continuer di ñàkku di dem ci bërëbu ñàkkukaay yi bu ñu ñàkkoo ba pare denc seen carte bañ a fàtte seen rendez-vous ngir tollante bi te di wéy di sàmmonte ak digle yi ñu joxe bés bu nekk di leen wax na ngeen aar seen bopp aar seen njaboot aarale askan bi. lu jëm ci mbas moomu sax ñi ngi wax ni lu toll ci juróom fukki doomu aadama yoo xamante ni ci géej la ñuy liggéey ñu ci mel ni marin yi ak docker yi ñàkk nañu ci seen bakkan mu mel ni nag kon mbas mi daal laal na leen bu baax a baax ci wàllu koom la ca gën a méttit bokk na ci bato yi nga xamante ni xam ngeen ni confinement yi dañ koy faral di def rek ci biir bato yi lu ci ëpp daañu toog ñeenti weer jàpp juróom benn weer yoo xamante ni dañuy rek lël seen bopp ci biir bato yi ndax jàngoro ji loolu nag di aw méttit woo xamante ni daal fu nu ko natt rek weesu na ko ñu teewlu Yoraka moom mooy secrétaire général bu syndicat autonome bi ëmb ñiy liggéey ci wàllu géej kàddu yi mu dénk Fatou Bintou Konté.
mangook du ñàkk kon ñu dellusiwaat ci muy nag xibaar boobee waxoon nañ ko tamit ci ponk yi ñu dem ba fële rek ci hôpital régional bu Kolda hôpital boobu nag amul gynécologue amul cardiologue la ca gën a métti jumtukaay tey boo ko jëlee yu bari panne bokk na ci scanner ba ñoom liggéeykat yi nag ne fi mu ne nii nag dafa doy temb ci jafe-jafe yi ñuy dund ndax centre de dialyse boobu sax tur ba képp fa nekk waaye amul benn liggéey bu ñu fay def liggéeykat yooyu doon janoo ak taskatu xibaar yi Abdoulaye Diallo ca diwaanu Kolda. régional bu Kolda dafa di ab kër docteur bi gën a feebar ka aji wopp yi fay ñëw faju ci kaddu liggéeykat ya ca bi la kër docteur yi jàkkaarloo woon ak taskat xibaar yi ngir fësal seeni naxar. hôpital bi ci boppam moo feebar bi mooy lan mooy que hôpital bi actuellement fu mu nekk nii dañu am problème gynécologue amuñu ko amoon nañu gynécologue bu nekkoon fii mu décédé ñu remplacé keneen kooku accidenté ba léegi amatuñu gynécologue benn pédiatre la ñu am hôpital régional benn pédiatre boo xam ne moom mooy faj xale yi kenn la moo tax rang bi tey boo ñëwee fii da ngay rang depuis suba ba 18 heures fekk yaa ngi rang parce que benn pédiatre la ñu am tey ophtalmo mu ngi fii mooy fu ñuy opéré bët depuis 2 ans appareil bi dafa panne ba léegi nii defaruñu appareil bi hôpital bi mu ngi nii te am nañu ay techniciens ay chirurgiens yoo xam ne ñoom ñooy opéré presque def nañu fii ay 10 ans ñu ngi opéré fii mais ñu ngi nii di somme defuñu daf mënuñu opéré. centre de dialyse bi ñu tabax te doxul ba léegi bokk na ci li ñuy joytu. et hôpital régional am na dialyse boo xam ne matériel yëpp ñu ngi fii médecins yi ñu ngi fii ñi nga xam ne ñoom ñoo war a liggéey si dialyse bi ñoom place lépp matériel yëpp indi nañ ko teg nañ ko mais ba léegi ubbiwuñu dialyse bi te dialyse bi waroon na ubbi depuis 2020 depuis 2020 la ñu waroon tijji dialyse bi. administration hôpital bi moo si indi ay leeral. ki ñu mujjee affecté mooy semaine passée docteur Aw mooy 4e gynécologue bu ñu mujjee affecté mais fii zone bi mooy zone dite difficile mooy ay Tambacounda ay Kédougou ay Ziguinchor Kolda Sédhiou ay bërëb la yoo xam ne nit yi suñ leen affecté en général du ñu dee ñëw wala dañuy ñëw jël service daal di dem donc loolu mooy difficulté yi ñuy jànkonteel ci wàllu personnel bi loolu moo tax personnel bi di xaw a néew ci zone yi ñu nekk par rapport ak yeneen gox yi. bare na fii ci Kolda ay aji wopp yi bëggut a jëm ca hôpital régional bu Kolda ngir jafe-jafe yi fay askan wi di jànkonteel ngir faju. ñu koy jaajëfal bu baax a baax Abdoulaye Diallo ñu wax nag ci yorinu mbalit mi nga xamante ne fii ci Sénégal nag dañoo mbébét ab kër goo xamante ne da ko daal di fas yéene nag kon yore bu baax a baax loolu nag ñu ne am na lu ko jiitu bokk na nag ci waxtaan waaye it yoonal lu baree bari Diop Simoni Guissé ab député la di yëngut ci wàllug mbalit mi moom nag la moo xamle mooy kër googu bis bu nu ko sampee tamit bu nu ko jox ñoo xamante ne fekk ñu baax ci réew mi loolee nag gis-gisal moom naam lu am solo la gannaaw bi mu jàppit ni liggéey bi nga xamante ne UCG mi ngi koy liggéey ci wàllu mbalit mi liggéey bu ñu mënta naataab la dañu ci ànd ak Modou Fall ak Mohamed Dieng. ab projet bu ñu amal ngir taxawal ab société nationale ci wàllu yorut mbalit Sénégal tax na kàddu yu jóg ñiy yëngu ci wàllu secteur bi ne li ñu waroon def moo di amal ay waxtaan ngir moytu ay njombe. donc man d'accord nañu sur le principe parce que nit ki du ñu ne dañuy def dara rek ñu ne baaxul d'accord ma si loolu aussi dama yaakaar ni lépp loo xam ne nit yi xalaat nañ ko ba di ko def. soit bu amee dafa dañ ko wala améliorer yokk ko def ko man dama xalaatoon ni avant ñuy mettre société bi en place war nañu mën a def benn conseil présidentiel boo xamee ni que dañuy jël ñëpp acteurs yëpp ñu teg leen en place ñu toog. waaye député Diop Sy jàpp ni Sénégal mooy doon réew moo xamante ni moom rek ci àdduna moo am ab société nationale ngir mu gérer li nga xamante ni moo di mbalit mi tolloole nag du ñu nangu benn yoon mu nekk ab brèche boo xamante ni ñii di société étrangère dañ fay jaar. si àddina. benn société nationale dans aucun pays du monde boo xam ne day gérer les ordures ça n'existe pas société ban genre société lay nekk société anonyme lay nekk wala société économie mixte lay nekk wala société boo xam ni étatique lay nekk donc yooyu yëpp dafa nekk loo xam ne il faut ñu leeral ko parce que tamit bu ñu defee société bi c'est pour permettre demain de lever des fonds pour le compte des ordures. C'est ça le rôle réel li tax ñu créer société bi c'est-à-dire damay wax tout le temps ne wax ci dañuy sànni benn affaire rek mais du ñu wax li ci biir yëpp c'est pour lever des fonds mooy dañuy lebi xaalis pour gérer affaire mbalit.
collectivité territoriale yi ñoom ay acteurs lañu waaye mënuñoo doon ay actionnaires bu fekkee ni sax yenn ci maire yi ñu ngay rafetlu création société nationale boobu lay. parce que bu ñu bëggee créer société boole ci communes yi les communes de ñoom normalement ay acteurs la ñu war a nekk te mënuñu war a nekk acteur nekk actionnaire loolu aussi c'est pas bon. donc suñu créé benn société boo xam ne société boo xamante ni la dafay gën a jox maanaa solo seen liggéey bi ngay def muy gestion des déchets day dugg carrément ci économie verte ndax dañu toll foo xam ne tey. projet bi nag jàppale ni jamono ji yeggul ci taabalu way député lu ci mënti am ñi ñu déglu nee nañu UCG moom def na liggéey bu mucc ayib. ñu yegg ba diwaanuk Thiès ak lanu fa jël ni matuwaay ngir nag gën a gunge ndaw ña ci wàllum xëy yombale leen lu bare bare rawatina ak ña nga xamante ni ñooy yëngu kon ci wàlluk dem baak dikk ba vélo taxi nag fi mu ne nii boole nañu leen daal ci ab tàggat bu ñu ci noppee nag daañu leen rek kon jébbal seenub permis de conduire naka noonu it ñu yëngu ca rek taxi moto Jakarta yi ñoom it jot nañu wàllu koppar financement boo xamante ne def na jox nañ leen ko ngir ñu mën a wéyal seenub liggéey ci wàllu koom jëwriñ ñi nga xamante ne moom la ñu dénk wàllu artisanat moom ma nga woon ca diwaanuk Thiès ñooñee jot ci financement yi ak formation ba ña ngi koy rafetlu bu baax a baax Cheikh Anta Diop tey jii fa ñi nga xamante ni ñoom ñooy dawal taxi moto Jakarta nekk fii ci diwaanu Thiès ñoom ñëpp ñu am ay permis de conduire ngir wàññi accident yi. kon dañuy ñaan monsieur le ministre lii nga xam ne nii moom mooy conduire Jakarta yi te yàlla dogal tey fii ci Thiès permis de conduire yii nga xam ne nii moom nga ma demandé woon ni ma phase test la parce que waa Thiès bi ñu déggee ni yaa koy joxe ku ci nekk tey jii toppatoo nañ seen certificat de résidence toppatoo nañ seen photocopie carte d'identité toppatoo nañ seen carte photo toppatoo nañ même seen groupe sanguin toppatoo nañ ko indi ko kon ñii engagé wu nañ pour liggéey biir Sénégal ñii ku leen xool xam ne demuñu ci biir géej gi ñii ku leen xool xam ne duñu taal ay pono. ki nga xamante ne nag daanaka moom moo sooke mbir mi di ministre de l'artisanat et du secteur informel moom gis ne programme la boo xamante ne nësër nañu ko ngir dawalkatu Jakarta yi ñëpp mën cee jote wax na dawalkati Jakarta yi nekk fii ci diwaanu Thiès dina leen dugal ci ay coopérative ngir ñu mën a am ay dëkkuwaay. projet 100 000 logements yooyu président daal di ne kon naa ko jël garantie boobu nga xam ne moo leen të man maa koy joxe yéen ñii ngeen góorgóorlu ba ngeen dugg ci. pour yéen tamit ngeen mën a am kër ëllëg ngeen mën a dugg fenn ngeen am foo leen mën a suturloo yóbbu fa seen njaboot seen i kees yooyu wooy nekk seen garantie pour ngeen mën a am accès au financement muy emploi alternatif yi ngeen mën koo am. loolee tax nag ndawu Thiès yi rawatina dawalkatu Jakarta yi ñoom ñëpp nee nañu lii de lu baax la ci ñoom te it nee nañ dinañ jàpp ci li ñu am ba keroog yàlla di leen ubbil yeneen i xéewal. Cheikh Anta Diop ñu koy jaajëfal it wàllug financement la ñu bëgg rek askan wi daal ñu bare bari nag mën a jotee ci wàllu koppar di financement moo waral sax ñi nga xamante ne ni ñoom nag ñoo bootu rek ci kuréel gi ñu samp mu yëngu ci wàllug microfinance ca Diamniadio nag la ñu leen daal di sampee ñoom nag kon mbootaay googee liñ ci jublu rek mooy économie solidaire ñu gën ko xam ci koom googee di dimbale ka jàppalante ñu mën koo gën a yombal. Zahra Iyane Thiam moom nag nee na koppar yi ñu ci fas yéene dugal kon toll na ci fanweeri milliards mooy fonds boobu nga xamante ne jëm na ci microfinance ñu teewlu ko ci micro Abdou Diouf Diagne ak Ahmadou Bamba Samb. jàpp mooy depuis biñ ko créé ba léegi ci weeru juin 2020 mën nañ jàpp ne tey mooy démarrage effectif u fonds national de la microfinance may fàttali nag ne fonds bi bu ñu ko créé pour répondre ci ay en tout cas ci ay préoccupations yu bëri la ci wàllu secteur microfinance mais également pour mën a indi ay solutions ci wàllu cible yi ndax cible yi mën nañ ne acteur u économie sociale et solidaire la te boo waxee acteur u économie sociale et solidaire jigéen ñaa ngi ci ndaw yaa ngi ci mais seetlu nañ ne également collectivité territoriales yi beral nañ leen ci pàcc bu am solo ak secteur informel bi xool nañu ak ministère de l'économie ba déposé nañ ñaari requête benn bi mi ngi AFD benn bi mi ngi BEI benn bu nekk 15 milliards la kon dañuy jàpp ne bu requête yooyu anto fonds bi dina am 30 milliards pour mën a tàmbali waaye comme ni ma ko waxee léegi projection la li ëpp solo mooy taxawaay bi nga xam ne war nañ ko am ci liggéey bi ñu sas ñu def ko.
Bounkiling ci wàllug njàng ma nag gis nañu ne xale yu jigéen yu bare bari dañuy door waaye mënuñu fexe ba yegg terminal li ko waral bokk na nag ci jafe-jafe yoo xamante ne léeg-léeg kon njaboot ga dañu koy jànkonteel loolee nag la ñu bëgg mu dakk ganoy jigéen yi gën a mën a yàgg ci daara yi inspection bi ñu dénk wàllum njàng ma ak formation ca Bounkiling nag ci kaw loolu fexe na rek kon ba sargal ndongo yu ñu fa gën a ràññee rawatina ak xale yu jigéen ya dañu fay fekk ji Ibrahima Bakary Konté. xale yi jigéen yoo xamante ne ñu nekk ci l'école yi nekk ci département bu Bounkiling ñu bëri si ñoom dañuy bàyyi jàng balaa ñuy egg secondaire ndaxte 40,33% kese ñooy jëkkali seen i jàng ci département bu Bounkiling. boo demee ci école primaire bi boo jëlee téeméeri xale yu jigéen yuy dugg école ñuy dugg CI bala ñuy àgg CM2 di nga gis ni juróom fukk ak ñett moo ciy des ci ñoom donc day wane ni am na lu bëri lu wàññeeku ci. boo continuer nag boo demee ba ci collège juróom fukk ak ñett yooyu da ngay gis ni dafay wàññeeku encore ba mu toll ci ñeent fukk ak juróom nga continuer jóge seconde dem ba lycée seconde dem ba terminal nga gisaat ni loolu day wàññeeku ba finalement ñeent fukki xale ñoom ñooy des. loolu tax na bu ñu organiser journée excellence loolu nag pour daal di encourager scolarisation ak maintien xale yi jigéen ñi ci l'école yi. dañoo ñëw fii tey ci journée excellence bu inspection de l'éducation et de la formation bu Bounkiling mais journée excellence des filles donc dañ ñëw fii pour sargal jigéen dañ ñëw fii pour sargal élèves mais également pour sargal jàngalekat parce que élèves yoo xamante ne am nañ résultat bu ñu nekkee di leen sargal il faut ñu xalaat aussi jàngalekat ñi nga xamante ne ñoom ñoo liggéey ba nu am résultat yooyu. président bu conseil départemental bu Bounkiling Mohamed Diété dina wéyal jàppale secteur éducatif bi pour nag xale yu jigéen ñi daal di continuer seen i jàng. ñëpp xam nañ ne que sunu jigéen dañoo soxla pour ñu bokk ci ñi jël décision ci sunu instance yi. Assemblée nationale, président de la République, gouvernement, direction générale yi ak bépp bërëb yoo xamante ne dañuy jël décision wala dañuy exécuter décision yi pour que suñu réew mën a jëm ci kanam kon boog pour jigéen ñi mën a participer ci loolu il faut ñu yokk seen xam-xam il faut ñu former leen. bureau JAR bu IEF bu Bounkiling di wéyal campagne de sensibilisation ci village yi loolu nag pour xeex lépp loo xamante ne nekk na ay ëmb yi teel ak mariage précoce ci établissement scolaire yi nekk ci département bu Bounkiling. gannaaw Bounkiling diwaanuk Fatick ak mbootaay ga ëmb nag mag ña fi mu ne nii ñoom ñoo amaloon ab ndaje boo xamante ne ñu ngi ci doon ñaawlu yi weesu ci réew mi bokk na ci fitna goge nga xamante ne amoon na ci weeruk mars bi waaye tamit gis nañu ne ay kàddu daan na jip muy kàddu yoo xamante ne nii baaxul benn yoon ndax dafay yee fitna ñoom nag ñi ngi bokk daal di ko naqarul tey ñaan lu ni mel bañ a amati ñu teewlu Mamadou Diagne wax na ci micro Aminata Goudiaby bi jaale ñi nga xamee ne ci mbir mi ñàkk nañ ci seen bakkan jaale seen i bokk di massawu it ñi nga xamee ne ci mbir mi xewoon seen alal yàqu na ci leneen liñ ciy wax mooy dañu bëgg daal réew mi ñëpp nekk benn te loolu du fédération des sages rek Sénégal moo bindoo noonu suñu Sénégal benn bopp la te muy dëgg ñun ñëpp benn lañ kon lu daan a yàqu ku nekk war nga cee wax moo tax ñun dañ ciy war a wax ñu wax ci xëy na du ne bi président di wax ñun wax nañu mais ñañ daan waxal mooy askan wi parce que ñun suñu rôle foofu la dinañ wax ak askan wi dinañ wax ak kilifa yi askan wi ni ngay waxee ñoom mooy dialogue yi am ci diggante mag ñi ak xale yi dans les quartiers dans la proximité loolu ñu ngi koy def ñun suñu rôle foofu la. paix bi fi am ni bariwul fu mu am te loolu du kenn lu dul askan wi moo bindoon noonu askan wi moo bindoon noonu. boo defee 20 ans ndax kilifa yi dañoo am ay kilifa yoo xam ne yi référence bu ñu waxee ñu xam ne ñii jàmm lañ bëgg réew mi ñu dégg leen dañ leen di sant di leen ñaanal nag toujours ñoom ñu fiy taxaw di wax. yegsi nañu nag ci li ñu jagleel wàllug caada tey nag ab téere la boo xamante ne téere bi nag lañu ko mandargale maanaam mi ngi nekk rek kon jooy jigéen bu ngeen ko déggee noonu ak kàddu yi nga xamante ni jib na ki ko bind Ndeye Ndiaye Ndoye lañu koy wax ci biir nag téere bi moom mi ngi ciy nettali sax nag jaar-jaaram bokk na ci jikko yi nga xamante ni maamam ji jigéen kon daan na ko def ca moom mu nekk nag kon jaar-jaar bu am solo la ab rubrique bu yees la ñu duppee ko rek les bonnes feuilles de la rédaction Ibou Diouf nag àndoon ceek Amadou Ba teewe woon rek kon cérémonie de dédicace boobu. ci bile téere mu dëxañ jaar-jaaram loole nag li ko gën a fësal xeex bu mu mës a sumb ngir soxna yi mën a gis seen bopp ci dundin bi loole nag mu def ko
diiru 20 at ak juróom. li tax ma def livre bi nag dafa nekk loo xam ne gundu xataal jigéen gundu xataal nit man jigéen laa dama ko dund ci yar te yar bi dóor daf si àndoon dóor boobu mën naa wax ne man tabax na ma bu baax a baax a baax a baax. ci livre bi tamit bokk na ci lim ci gën a fësal jaar-jaaram ak itam lenn ci cosaan ak aada askanu Lebu loolu nag mu jagleel ko ndaw yi ngir ñu gën a xam seen nekkin ci kaw suuf. di téléphonanteeg nit ñi ñu ngi ci internet bi ñu ngi ci lépp ndeysaan nit ñi mënatuñoo dem mais bëgg nañoo wax. dama jukki ay cas parce que cas yi métti na métti goo xamante ne am na ci yoo xamante ne fale que ma wax ko daal. Ndeye Ndiaye Ndoye yàgg xeexal askan wi rawatina soxna yi ngir lépp lu ñu leen mën a teg ci lu métti ñu gël ko fi jëlee. fase naa la ay répudiation amatul fase naa la toogal contexte bi dafa soppeeku nit ñi. dañuy daw vitesse boo xam ne du vitesse ba ñële doon daw loolu moo tax nag ñun ñu bëgg xamal xale yi sooy football ba yàgg da ngay dëgg bal bi comme ni ko sama xarit bi du waxee junior am jóob indil njaay bi dañ ko war a régler. téereem bi mu duppee Sanglots de femme parole libérée mu ne nag dafay fësal yenn xeetu jëfin yoo xam ne maam yi ñoo ci doon dund te ba léegi ñu koy faral di gis loolu nag ñu ne lu baax la waaye bu dee lu safaanoo jar naa bàyyi xel ñu jële ko fi bokk na tamit ci li mu dëxañ ci bili téere ay photo souvenir yuy fësal jaar-jaaram. ñu koy jaajëfal Ibou Diouf ñu ànd yër xët yu njëkk yu yéenekaay ak El Hadj Assane Gueye. ci ñàkk yi ak xeex beeg jàngoro coronavirus xibaar yabu ci am ba xëy joxe ko tey du yu neex ndax mu ne ci Sénégal xaymaa gum nañ fi ñett ñu mu faat juróom fukk ak ñett yu mu yóbbu l'hôpital juróom-ñeent yu ne ci cas grave lii quotidien ne xeex ba nag ma ngay gën a lëj di compliqué mu ne su weesoo yooyee bakkan yu rot ci wàllu ñàkk bi ñu ne yéenekaay bi nee na Ndakaaru ci boppam la yeneen i xeeti virus ne juux ay virus yu suppeeku di 6 autres souches mu mel ni kon tey la wàllu gën a ay ci masque yeeg gel yeeg fagaru gi université bi Ndakaaru it ku fay jaar ci xàll yi moo xam fa nu duppee Cheikh Anta Diop wala ci corniche bi faaw ngay fagaru ndax étudiants yi ñoom fu nu meree génn di joor ay ponkali doj moo waral le quotidien boobee bërëb ñu duppee bërëb bu xam-xam di temple du savoir yéene kaay bi ne léegi kay bërëb fitna la li waral nag meru étudiants yi mooy kilifa yi daara ju kawe ji ñoo dogal tasum amical yu étudiants yi tëju campus bi naka noonu campus bi di fanu dëkk ak fanuy lekkee le quotidien ne étudiants yi xotti nañu xotteet boobee dogal assemblée de l'université jël kudd moom lankal na assemblée bi tëju campus bi ndax nee na amu ca sañ-sañ géeg mënin gi le soleil ne assemblée de l'université génne na nag yet wa tas amical yi étudiants yi ñu war faa taxawalit yeneen tëralin ci wàllu codification ngir chambre étudiants yi li ko waral boobeeb dogal assemblée de l'université mooy fitna yu dul jeex yi boobaak léegi ñu ne ci biir université Cheikh Anta Diop waaye dogal bi démb fitna geneen la fa dugal la mandat ne étudiants yi ci fipp gu rëy lañ dugg les échos ne ko UCAD kay démb comme lamb ju tas assemblée université bi tëj lu campus bi kud ne ko déet ndax amu ci compétence gi étudiants yi ñoom génn ci mbedd maak seeni doj ba noppi teg ca yàq lu ne recteur bu bees baak jëwriñ ji nu dénk njàng mu kawe mi wàllu politique ba tey ak ngiroo am ci waxtaan yi lu jëm ci app bi ngir local yi di élection gox-goxaat yi di lu nu jàngee ci Sud Quotidien source a ne ko échec beneen kay am na ci waxtaan yooyu ndax majorité bi lankoon ci njëlbeen signé lu jëm ci wàllu ak dogu ngir mu ne bu nu toxalee local it législative yi moom kenn du laal app ba majorité boobee moo nangoo signé FRN ñoom di Front National de Résistance daal di tëb lank ñoom la nu gis daal ci gàttal mooy élection locale yi la nu bëgg mu am 2021 nu Njaay Cissé njiital ONG 3D ba tey ak source a ne opposition bi boo gisee mu taxawee ni day njort ñu nangu toxal local yi bu ko defee mu doon it toxal geneen ci législative yi di wotey député yi le témoin lu jëm ci jàppum app moomee ba tey ak i jafe-jafeem ne baara yógoo gi ci boppam mooy wéy diggante majorité ak opposition bi Déthié Faye coordonnateur pôle des non alignés la mu gis moom mooy manifester yëfi woon ci weeru mars moo waral opposition bi ñenn ci ñoom gis na yëfi daal ba tey mbiri xëccoo la doole waaye mu ne wares na nag delloo xel yi ku ne yàbbis lëf lu ko may su juboo amul dañuy xalal yoon wa président mu mujj dese nag coggal guy gi dogal la ka neex wàllu politique ba tey ak gis-gis bi Papa Samba Mboup am ci les échos ci ñuy wër di meeting di xumbaay ak yeneen fan yile mu ne àndu ca ndax benn yàqum xaalis la ba ca topp yooyey mumbaay du jur lu bari li ko gënalu néew doxalin mu ne mooy ñu wuti ndaw yabal leen ci gox-goxaani Sénégal ñu taataan tawati askan wi dalal leen bu ko defee dellu si yéegal yooyu tawataki jàmbat ci kaw kilifa gu mag gi di président de la république Vox Populi moom mbiri toogub mairie Ndakaaru la waxtaane ak ni mu gisee ni Barthélémy Dias moo ci atu bu mag bu Khalifa Ababacar Sall
Sall moo waral njàppale gi pare ne na ko mu ne jàpp ca loxo ba di defandoor ak moom dox mbokk gi ci commune yi ci kër yi ci marché yi ci grand place yi yéenekaay bi ne tey it am nañ ci ndigam jàppale bu Ousmane Sonko ngir Ndakaaru ñu dem ci xolu Ndakaaru ca pharmacie de la nation waxtaane pharmacie bi ci boppam ak site ba faak dogal bi ci cour suprême jël libération ne chambre administrative bu ëtt bu kawe boobee ci wàllu atte ci Sénégal aj na dogal bi jëmoon ci jox site ba pharmacie de la nation di pharmacie bu soxna grand sëriñum Ndakaaru Abdoulaye Mactar Diop yéenekaay bi ne dafa am ci mbir yi lu leerul seen bopp ñoom ëtt bi waral aj gi enquête yéenekaay xëy waxtaane tey kilifa guy màndargaal lool jëmmal lool li nga xamante ni mooy baat bii di patriotisme bëgg sa réew fonk sa réew mu jaral la it le général Lamine Cissé ñuy amal tey am xew jëm ci sargal ko moom kilifa gi waaye wolof njaay di wax ne bu ñu ne nit baax na laajal mbokk yi Fatou Cissé ci yéenekaay bi di doomam ne moom góor gi dafa patriotoon ba mu ko daa woowee ak a tooñee master classe du patriotisme. ñu koy jaajëfal doyen Assane Gueye mbokk yi nit sant nañu leen gërëm leen yéen ñoo ñu fare woon ci machine bi ñu jàpp ci xibaar yi ba mu sotti rédaction bi dina fi teew ci yeneen jotaayu xibaar ñu leen di ñaanal kenn lu jàmm te di ko sàkku ci yéen.